ñi ngi leen di nuyu mbokk yi ànd ak ñun ci seen émission Faram Facce am nañu mbégte bu yaatu dellu si ci ak yéen di am mbégte bu yaatu wax dëgg yàlla donte am na ay weer mën nañu ko wax yoo xam ne ñi ngi nekkoon ci congé dellu si waat ci jàmm ñaan yàlla itam fekk njort ne fekk nañu leen ci jàmm jooju itam yàlla na nekk lu sax. di gërëm itam Babacar Fall nga xam ni itam taxaw na taxawaay bu am solo ci émission bi di Faram Facce def ci loo xam ni yaakaar naa ni ñu bari apprécier nañu ko man aussi ma ko ci remercier di ko ci féliciter bu baax di ko ñaanal yàlla mu wér di ko ñaanal itam njabootam. tey nag ñu am mbégte bu yaatu ci seen émission Faram Facce di ci recevoir le maire de Dakar nekk itam tête de liste départementale bu coalition Yewwi fii ci Dakar Barthélémy Diaz la ñuy recevoir mbokk yi tey seen émission Faram Facce. monsieur le maire maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Papa Ngagne di am mbégte lool dellu si waat fii tey ci plateau Faram Facce di nuyu tamit mbokki téléspectateurs yi ak mbokki internautes yi ñuy suivre en direct comme en différé sur les plateformes digitales. jërëjëf alors Barth yaakaar naa ni coalition bi nga jiite kenn ci leader yi amoon na initiative bu mu yëkkati woon ci conférence des leaders mu aju ci concertu casserole. muy maanaam tëgg ay mbanaak tëgg ay li nga xam ni mooy ay ci nag yu mel noonu tey jii lañ ko def bi nga xamee ni 20 heures jot na nan nga ko defee ak ban gis-gis nga am ci wàll boobu. waaw politique stratégie la. donc ku nekk ci ñun da ngay jiital sa ay stratégie man xanaa lu ma ciy ñaaru rek mooy di gis lu mel ni université de Dakar mu noo nekk le temple du savoir. ñu sottante ay xalaat ñu fay jël ay nervi di leen di fa dugal di leen jox ay gànnaay pour que xale yi bañ a def ay concert de casserole wala ñoom seen wante man lu ma xaw a jaaxal sax mooy ba sànq ba may jógee hôtel de ville di ñëw fii parce que damay remonter place de l'indépendance wàcc boulevard de la République ma ñëw ba place indépendance fekk police bi barricadé foofu yëpp daanaka kenn mënul dem kenn mënul dikk. ma ne wax dëgg yàlla de loolu su nekkee loolu concert de casserole de moo tax ñuy def loolu ëllëg de ragal naa suñu woote leneen moom ragal naa daanaka palais bi la ñuy yëkkati rek dugal ko ci géej gi ndax mais Barthélémy c'est vrai ñaawlu nga li am UCAD mais ñaawlu loo le fait que ay nit dee ci manifestation yoo xam ne yéen a ko woote amagul une semaine ngeen woote tëgg sabar ak ay keseng loolu ñaawlu loo ko lu may ñaawlu mooy lu tax Sénégal du ñu waxtaanee kan a rey kan parce que nag pour nga rey. foog nga yor gànnaay non ki rey eggaguñ ci xam nga ki rey. nga Pape man ak yow xam nga duñu xamante. ok ma rek ma déroulé. xam nga yow moom su may ñëw sa émission damay am mbégte parce que dañuy suivre émission bi ndax yow ak ndax man te nga may ma tontu dama ne man bokkoon naa ci le 23 juin yow fekki nga le 23 juin. 23 juin lu ñu doon xeex pour man de mën naa juum parce que fii lan moo waral xeex bi waxu liste. da ngeen di bokk du ngeen bokk le 23 juin dafa amoon leneen lu ñu doon xeex mooy le car bloquant 0 mort moo amoon 0 mort Sénégal ñuy manifester fu nekk 0 mort waaw lu tax tey fii saa bu ñu amee manifestation ay mort ci waxu maintien de l'ordre public. loolu dafa am responsable parce que ñooñu ñu leen rey dañu yoroon ay gànnaay loolu mooy dëgg bi te état moo yoroon gànnaay yi maintien de l'ordre amul kenn ku ci mën a justifier l'utilisation de la force disproportionnée moo tax président Macky Sall mi ngi sàkku ci moom ci yar ak teggin parce que daf ñu bëgg a dëkkaloo fu ñu dëkkul. daf ñu bëgg a présenter comme des personnes violentes. ñun dañu añitu fit. léegi baax moom na bàyyi xam nga déglu naa la aussi déglu naa la c'est vrai déglu naa la man aussi déglu ma su ko defee. ñu voilà donc dama la laaj. baax ak lu mën a xew. xam ne loolu war nga ko mën a ñaawlu ay nit ñu dee. amagul une semaine ngeen nekk ci digg dëkk bi. di fecc di mbalax. di tàccu mais loolu Barthélémy est-ce que waruloo ko ñaawlu. man lu may ñaawlu. non dama ni ay nit ñu dee kon ma bàyyi la nga toog dëj bi amagul sax une semaine. dëju kan. mais ñii dee. ku leen rey. non waxuma ki leen rey kooku yoon mën na ko àtte. mën na ko xam. yoon moo amul ci dëkk bi. wax leen wax ji te bañ a raay wax ci. wax leen wax ji te bañ a raay wax ci parce que Sénégal dafa am jikko yu ñu bëgg a génne tey bëgg ñu ko imposer mooy nga jégal ma nag ci kàddu yi parce que suma doomu ndey nga mooy naaféq bi bañ a wax dëgg nit ñi parce que lu tax tey lu président Macky Sall du moo leen diggoon fii commission d'enquête ci 14 morts yi ana commission d'enquête parce que nag yow da ngaa fekkee 10 ans ci ginnaaw fusillade bi buntu mairie Mermoz Sacré-Cœur ba tey ñu ma ciy topp ci nervi yi
mel ni moom bakkanam ma ëpp solo suma bos parce que man su ma ñàkkoon suma bakkan tey lan la ñuy wax tey 14 Sénégalais doon exercer benn droit constitutionnel ñu boom leen rey leen ok. Aucune enquête aucun responsable mel ni procureur amul ci dëkk bi tey nag ñu ñëwaat ci ay manifestation yu ñàkk jom ñàkk fayda wax dëgg yàlla du ngeen manifester ñett ñi ñàkk ci seen bakkan amul enquête balaa may dee ñu ne dañuy wut fii ay rebelle fii dëkk bi amul rebelle rebelle mooy ku dul violer mooy kuy violer la loi rebelle mooy ku dul nangu di respecter yoon mais fii benn rebelle la am ci dëkk bi mooy ku dul respecter la loi mooy ku bëgg a jalgati loi bi bëgg a forcer 3e mandat mooy suñu waa ji moom mooy rebelle bi mais nañ ko wax te dut ko baaraam. loolu mooy dëgg bi. léegi Barth xam nga bu fekkente ne da nga bëgg a ñëw sa benn xalaat rek nga bëgg a teg mooy Macky Sall nangam am nga ci droit mais man bu ma sañoon vraiment di nga ma tontu parce que man dama gis acte boo xam ni man daf ma dépassé man mun ma ko comprendre parce que loolu warul mën bokk ci suñu culture. xamuñu loolu vraiment li ñu xam mooy au moins bu ay nit dee ñu ñaanal leen. wàcce leen ay kaamil wàcce leen ay kaamil ñaanal leen mais mënuñu ay nit dee. mais suulaguñu leen sax mën nañu wax. mais ngeen jël ay initiative tëgg ay tama di mbalax ci digg dëkk bi mais loolu mënu ma ko comprendre loolu laa bëgg nga expliquer ma ko. loolu Pape Ngagne. loolu expliquer ma ko Barthélémy s'il vous plaît. loolu benn stratégie politique la émise par un leader politique. invité ay militants invité ay sympathisants invité les concitoyens képp ku am naqar ci bés bi ci waxtu bi fépp foo munti nekk biir Sénégal na nga ko wone à travers telle stratégie. mais est-ce que contexte bi baax na. est-ce que moment bi la. est-ce que mën naa la wax dara. mais est-ce que mën naa la wax dara xam nga xeex bi jeexagul mi ngi soog a door ñoom suñ ko jàppee nii mooy continuer di boom ay doomu aadama mais dinañ continuer di génne ay stratégie pour que nit ñi mën a wane seen naqar parce que ñoom dañu yor ay gànnaay ñun yoruñu gànnaay amuñu sañ-sañ yor ay gànnaay naka nga mën a ñu wane suñu ay naqar dañu mën a dëkk ci dëkk bu nga xam ne ni balaa may dee ñu lay tooñ ba ci kanamu yàlla ñu leen na nga wàccee kaamil bi du la fajal dara ñu fi jógee daal ñu ngi leen di ñaanal te nag wax dëgg yàlla di leen di jaale seen ay mbokk wante dama ne ces vies lu ci ëpp solo mooy pas pour man wàcce ay kaamil lu ci ëpp solo mooy nañu noté bu baax a baax que bés bii ci bërëb bii boom nañu ay doomu aadama yu doon exercer seen droit constitutionnel bu ci des bés bu ñu yàlla mayee ñu toog ku doon jiite réew mi il va répondre de ses actes ku jiite tey gendarmerie il va répondre de ses actes ainsi que ku jiite police y compris le procureur de la République loolu moo ci am solo bu ci des parce que tey Pape Ngagne nañu wax ji rek te bañ ko ray le Sénégal se dirige vers des jours très 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 sombres parce que confrontation bi ala kulli al dina am parce que waa ji bëggul dégg te dëkk bi du moomeelam te nekkul ci benn dëgg nekkul ci benn yoon. non Barthélémy yow mënoo wax nekkul ci dëgg. mënuloo par exemple sa liste am problème conseil constitutionnel ne liste bi nga xam ne kat mooy la liste de Dakar am na dëgg la mais DGE bi nga xamee ne ñi ngi koy rectifier ñoom ñi ngi woon ci délai yi. alors que delloo leen seen ay droit ñu delloo leen seen ay droit nga taxaw fii ba yow nga mën a éligible nga mën a wax ni dëkk bi nekkul ci yoon. Pape Ngagne xam nga lu tax ma respecté la da nga dégg daaj ñu ko waxee xale yi xam nga lépp lu xew wante nag journaliste nga wax ma lan mooy différence bi entre liste département de Dakar ak liste nationale Yewwi Askan Wi ci lu ñu leen di reprocher amul benn différence. lu tax ñu valider bu Dakar bañ a valider bu national. non parce que bu Dakar mi ngi woon ci délai yi alors que bu national passé na délai yi. non erreur loi électorale da lay may nga mën a rectifier des erreurs matérielles mais tout de même man du ma professeur de droit constitutionnel yow tamit doo professeur de droit constitutionnel mais bëgguma fi tudd ay tur mais fii am na fi ay références de la même façon que am na ay références ci journalisme am na ay références en économie am na ay références en droit constitutionnel. kan moo mën a toog ci dëkk bi weddi xam-xam bu yàlla baaxee ku mel ni professeur Mboup mu toog expliquer détaillé argumenté tey dañuy waxante dëgg fan nga mës a gis FIFA di valider benn équipe buy dem coupe du monde nga nar a indi 22 joueurs ñooy la déet 22 titulaires 11 titulaires yi ñooy dem mais 11 remplaçants yi du ñu bokk wala 11 remplaçants yi ñooy dem 11 titulaires yi du ñu dem loolu amul fenn FIFA du la may nga bokk coupe du monde CAF du la may nga bokk coupe d'Afrique parce que lu règlement bi wax mooy 22 joueurs ngay am waxuñu da ngay indi 11. maintenant nag ñoom suñu mbokk yi nekk ci nguur gi waa benn bokk yaakaar damay laajte rek comme ñoom nee nañu dañuy valider seen titulaires yi bañ a valider seen suppléants yi ñaanuñu ko yàlla su amee kenn ci ñoom ku ci wàññeeku kan moo koy remplacer mais loolu seen affaire la xam nga non mais c'est pas seen affaire non c'est l'affaire du non defal nank c'est le droit constitutionnel mais xam nga loolu seen affaire u liste la
xam nga une fois que ñoom. seen liste nationale seen ay titulaires seen liste bu ñu loolu laa lay wax nii. mais loolu c'est pas normal. alors mais léegi. c'est pas normal d'accord alors mais lan ngay wax ci sortie bi ci Ousmane Sonko def pour dire que seen liste am na erreur du ñu bokk ci élection pare nañ ci. loolu c'est-à-dire aveu boobu mu def. mais il faut lui demander lui poser la question. mais attends mais pourquoi mais je sais. mën naa ko dem mais je suis désolé mais non attends acte yi Macky Sall di posé. waaw yaa ngi ciy wax sa xalaat. waaw donc su ma la waxee acte bi mu posé moom Ousmane Sonko wax ni seen liste am na problème. def nañ ci erreur. pare nañ ci élection yi mënuñu bokk comme Benno Bokk Yaakaar. mais attends loolu war nga ci mën a wax sa xalaat. mais loolu boobaa moom bu ko bind moom la engagé parce que moom une fois de plus il n'est pas la loi électorale moom il n'est pas la constitution du Sénégal moom mënul wax ban liste mooy bokk ak bu dul bokk. mais juge bu ko doon tranché na ko tranché sur la base d'argument yi mooy lu tax nga ne liste Yewwi Askan Wi national du bokk liste Yewwi Askan Wi département de Dakar day bokk te ñaari liste yëpp même erreur yi la moom peut-être bu mu koy wax peut-être xol bi jeex na peut-être moom il considère que ay erreur yu mel noonu peut-être moom il considère que ay erreur yu mel noonu ñun naruñu ko def mais erreur yooyu mais ñëpp la bett man mii bu wax ak yow daf maa bett mais man dem naa ba toog ba caagi sax ma ne wax dëgg yàlla na ma yàlla baal parce que je suis un croyant yàlla laa gëm mais est-ce que lii amul leneen lu ci rax. c'est-à-dire. lu mel ni ay seen bagages yi rek seen xërëm yi ak ñoom seen parce que loolu ñoom ci loolu rek dañuy yëngatu parce que am na lu nga xam ne ni xel mënu ko nangu te wax dëgg yàlla man ku ma waxoon bés ci politique dinaa nekk face à une situation de cette nature du ma ko gëm mais honnêtement pour man ce n'est pas. donc dañu xërëm ba xërëm seen bopp kon. ñoo xam. non xam nga non yaa xam nga. non mën na nekk. non waaw. mais parce que erreurs yi c'est en fait ce sont des erreurs qui sont incompréhensibles mais xam nga lu am ba am est-ce que Pape nga may ma nag ma lancer benn appel au président Macky Sall parce que gis ngeen fii àdduna kese la li yëpp jeex na ci nettali lay mujjee ëllëg moom la constitution du Sénégal may sañ-sañ mu mën a convoquer le corps électoral nekk bés bi ci bërëb bi ci waxtu bi day am élection moom tamit la constitution may mu mën a tamit dàq ay élection su nekkee waxu. élection yii moo nar a taal réew mi na jël ay responsabilités parce que ñaar mu mën a am wala mu nangu le droit soit dit parce que du question de ay justice question bi moom la ndeyu mbili bi moom. ma ñëw rek ma daan dafa am solo. wala mu nangu le droit soit dit boobaa xaw ma waxu Yewwi Askan Wi wante moom listam du bokk kooku moom leer na ci bopp ñëpp. sinon dans le cas contraire na jël ci moom la responsabilité ne man maay chef d'État. mënuma organiser ay élections législatives te du ma bokk damay dàq élection yi boobaa sénégalais yi ñëpp nangu ne que waa ji moom lu ko arrangé lay def c'est tout mais nag mënoo toog nga ne ñun du ñu bokk mais yow da ngay bokk loolu xel du mënu ko nangu te nopp mënu ko dégg. d'accord est-ce que d'accord nga itam nopp mën a dégg le gardien de la constitution comme ni ko suñu papa ji di ko waxee constitution bu Sénégal. jël ay décision joxe ko moom mu nekk garant wu loolu di bàyyi loolu ñu koy bafoué est-ce que yéen jàpp ngeen ni loolu tam xel war na ko mën a nangu. parce que le conseil constitutionnel jëlul benn décision de façon